Un espoir qui semble être brisé à la fleur de l'âge, un dossier lourd devant la justice. Des voix se lèvent partout. Ngaaka Blindé, de son vrai nom Baba Ndiaye, tombe dans les mains de la police le 19 décembre 2017. Les parents, les amis, sa famille, son staff, le producteur, tout le monde se prononce sur ce dossier. Ainsi, Sunugal 24 vous propose suma àndandoo la vraiment man ak moom ba ñu ànd yàgg na trop mënuma wax lépp ñu ànd ndax xam nga rek sama booy la te ku baax la vraiment li ma xam ci moom ci lu bëri mooy baax yiw am yërmande. man la Adja Khady Dieye di maam ci Ngaaka ndax sama dëkkandoo bu yàgg la te dëkkandoo bu yàgg mooy mbokk ñun ñi ñoo ko ngénte. maa ngi tudd Aïcha Dia amie d'enfance Ngaaka Blindé ñoo fowandoo fii Mass Sam Notaire waaw ñoo bokkoon arab tamit. maaleykum man la Modou Ba Fall. Ngaaka Blindé moom suñu doom ndey la parce que baatu tuuma am na dessin am na waaw mais xëy na man ni mu ko mën a gisee man ak moom mi dëkk yarondoo foondoo xaw ma ko si ñaak fayda musique mooy liggéeyam ak rap moom lay tur. man la Juna maa ngi dëkk Rudis di xaritu Ngaaka Blindé. bon amul lu ñu dundul maag moom waaw dafay dem ba damay naan sax Juna yow sama xarit nga sama sœur jumelle nga. franchement parler ma xam ko ci bëgg musique am ma xam ko ci bëgg carrière am mu nekk nit ku baax nit koo xamante ni ambassadeur la ci au milieu de hip hop. Je m'appelle Mamadou Thiam man la Mamadou Thiam président conseil communal de la jeunesse bu Sam Notaire. Ngaaka Blindé bu dul dara sama frère la parce que moom ak sama frère Raji ñoom ñooy ànd mais également aussi mu nekk un jeune nekk acteur et depuis le début de sa carrière. également aussi mu nekk un jeune bi nga xamante ne bi nii c'est un jeune altru maanaam dafa engagé pour wàllu communauté bi quoi ñun tamit en tant que ay jeunes leaders à chaque fois moom day ñëw di participer ji ñun di teg ay programmes yu nga xamante ne bi nii lépp dafay viser pour développement jeunesse bi pour seen promotion quoi. maa ngi dëkk fii Marsa Sam Ngaaka sama xarit la sama gaañ la sama lépp la borom baax la amul benn problème mi ngi fi nekkee ba tey jàmm ak salaam lañ sekk am jàmm. maa ngi tudd Modou Wilane dëkk Marsa Sam di téer bu mag a mag fii ci Marsa Sam waaw Ngaaka nag day suma xarit di sama doomu ndey di sama am di jàmm bu baax a baax dëkk Géejawaay ñu yoroo Géejawaay. maa ngi tudd Bathie Diagne maa ngi dëkk Croisement Sam man Ngaaka sama rakk la sama xarit la te dama bokk ci staffam en même temps maa ngi ci biir yi kilibam. sunu àdduna li ñuy gën a mettre sunu live période bi mooy jàpp biñ jàpp Ngaaka Blindé. nekk na sunu rakk boo xamante ni wax dëgg fa respecté nañu jox nañu suñu cër teg nañu fi mu ñu war a teg. kum ci gis bu dawalee otom ba egg si yow day arrêté taxaw waxtaan ak yow appliqué li muy appliqué ak yow bu paree dem yoonam. man ak moom nag liñ dund bëri na trop vraiment liñ dund bëri na waaw li ma xam ci moom man daana toog sax benn heure boo xam ne day jékkite kóol ma grand foo nekk dama laa namu bëgg la gis affaire yi dawal otaam ñëw sama kër toog ñu toog waxtaan def suñu reer ñu toog reer comme la mais bañ nekk ba saa suy bëgg a def affaire daan ma am ndox xam na fi ma ne ko am mu jàpp doog a julli jee doog a toog doog a ree. Ngaaka tey bëri na tey jeunes yoo xam ne ñu ngi fii tey di taxawaalu Ngaaka da leen a xëcc defar leen Ngaaka nekkul ku bon Ngaaka nit ku baax la Ngaaka nit ku sincère la nañ ko bàyyi te yàlla tax mu dellu ci ay njabootam dellu di ñu bégal. parce que c'est pas du jour au lendemain maag moom kon xam naa qui il est xam naa de quoi il est capable. peut-être nag erreur mënut a ñàkk waaw te tamit nattu du wees nit humain kese mooy def erreur. Ngaaka vraiment àdduna. léeg-léeg nga def loo xam ne comprendre nga cat la te ku xam Ngaaka xam ne Ngaaka nit ku baax la Ngaaka nit ku sincère la nit kuy dimbale Géejawaay la tey bu ñu xamee Géejawaay à cause de Ngaaka la Ngaaka ndaw la dafa nekk ci yoon yaa may dégg. tey bu ñu xoolee par exemple tey bi muy dem par exemple ci flow up bi mu nekk un jeune bi nga xamante ne bi nii doomu Sam Notaire la c'était pas évident quoi maanaam mu ñëw mu gëm ko ñun ñëpp ñu ànd ci ak moom. tey loolu nekk na li nga xamante ne ni joxoon na beneen souffle tey jeunesse su Sam Notaire ñu gis ne tey am nañ benn jeunesse bu soudée jeunesse bu engagée tey loolu yëpp leadership am moom moo ko waraloon. parce que Ngaaka xale la boo xam ne xale bu yaru la bu baax boo xam ne vraiment bu intelligent boo xam ne ñun avenir am amoon nañ ci yaakaar bu baax parce que gisuñu ko woon mu nekk ci lenn loo xam ne
lu naqari lu mu warut a nekk la loolu gisuñu ko woon ci moom nekkoon na koo xam ne vraiment li ko gën a lancé sax mooy Fosco école bi mu daan def muy école Gaston Berger après itam mairie bi jàppale woon ko fi mu dem Grand Théâtre donc kon ñun ay signes yu baax la ñu gisoon ci moom mais xam nga li mag ñiy wax yàpp bormoon lu mu duuf duuf ri tax loolu la erreur mënul ñàkk ci àddina ndax problème am erreur rek la te xale xelam matul comme mag ndax bu xelam matoon comme mag am na loo xam ne bala mu cee dugg xëy na dina ko seetaat moo xaadim moomu mu àndal xaadim itam xamul woon lu dul jàngi ñëw toog seen kër yaayam moom itam xamul dara bi affaire bi amee vraiment ñun ñëpp la metti ñun dañoo jooy ba deseetuñu ron ku mun a défendre nit bokk nañ arab man ak moom te boo nekkee xale rek nekk ci arab day am ñoo xamante ni dañuy lay jéem a néewal doole mais moom day taxaw pour défendre la ci lépp. waaw souvenir bi bari na trop parce que bi muy door ba léegi daal boole na ma ci ay conseils am waaw ba ci clip tàccuma bi ñun ñoo ko tourné maa ci nekk gaynde bi ci nekk noonu kon ba léegi daal te daf maa yëg waaw forcé daal moo tax ñu ngi ci ginnaawam daal. bi ñu ko bee vraiment affaire boobu mënu ma ko expliquer sama rongoñ tuur na am naa exception yu rëy bu métti vraiment ndaxte booy bi ñu ko waxee rek ak liñ ko tuddee damay noonu loolu mënul nekk loolu amul ndax booy mosul dox ci lenn lu ñàkk fayda kon su waxee lu mel noonu ci moom rek dama naan non loolu amul loolu moom ba ni ma seetaanee ci net bi gis affaire yi ñu publié ko damay noonu li dañ ko cee day gars yi ñoo ko ci dugal mais lii moom du affaire booy bi quoi. jour boobu gaw ma ko wax dëgg fa yàlla gaw ma ko ci guddi gi yëpp ñu ngi ma koy wax gaw ma ko mais bi ma xëyee suba laa woo Cheikh Sarr jotuma ko ma woo ko moom it jotuma ko ma woo Amet ci la ma expliqué xam nga man affaire bi def ma daaj trop def ma feebar affaire bi ma koona trop daal mais après ma jël lépp rek teg ko ci loxo yàlla. am lu ma metti rek am lu ma bett tamit ndax loolu noonu moom franchement du jikkoy nga. man bi ma déggee ni arrêté nan ko itam vraiment dama ci taxaw sax parce que man jug naa dem ba foofu bi ma demee yàlla dogal gisuma ko keroog bi ma demee central. dan ni ma ñoo ngi noonu di leen yóbbu tribunal ma dem ba tribunal ba tey gisuma ko itam loolu jóg naa ci def ci nag ay jéego ndax nag nit ki bu fekkee ne dangaa nekk responsable ci dëkk lu mel nii dal ci sa njaboot doo man lu dul def ci jéego. sama premier jour bi ñu ko njëkk a arrêté fi ma njëkk a marqué boobu maa ngi taxaw ci tali bi fii jour bi ñu leen njëkk a arrêté boobu sama kanam boobu maa ngi taxaw fi ci kaw tali bi boobu maa ngi wax ak xës ñu waxtaan ak man ba pare dem. parce que jour boobu ki leen waroon a yóbbu sama benn grand frère la mi ngi yor benn tata ci la ma xëyee woo ma téléphone daan na ma sa gars yi maa ngi leen woo mais mënu ma leen a jot ma ne ko bon mu ne ma waaw ma ne ko mais loolu moom nu mu mën a nekkee après ci laa wootee ñu wax ma ne dañ leen a arrêté affaire bi jaaxal ma trop xaw ma lu tax ñu arrêté leen mais après bi ma demee police parcelle ci laa ñëwee ñu ne ma lii moo tax ñu arrêté leen affaire bi marqué ma trop toog na un mois boo xam te ni du ma lekk du ma naan barki Serigne Touba ndax fi mu ñu tegoon nekk Baye Fall nag barki Serigne Touba bëgg ñu trop lu ñu dugg mu dugg ci lu ñu jàpp mu jàpp ci. foo billet bi woon pour tourner clip bi kase la ndax man mi sax si laa waroon bokk. ndax man damaa waroon xëy dem tourner ji clip bi damaa toog xaar leen ba sonn di leen déglu ma leen après ba ma wàccee lañ ma ko wax damaa jooy ba sonn. je ma déggee dañoo arrêté Ngaaka fee la ma fekkoon may liggéey Sacré-Cœur maa ngi koy déglu juste ci benn rajo bu tudd Zik FM ci ñoom laa ko déggee affaire bi marqué ma. waa metti woon na ma trop sax. bu ñëwee nag Cheikh Sarr mi mën na koo seeda day gaare otoom bi dugg sama biir kër gi paam na nga def ma ne maa ngi waa sama sët bi ñëw na waaye chéri noo def mu ne ma maa ngi fi rek ma ne ko mbaa yaa ngi góorgóorlu mu ne waaw ma ne ko li ma la digal mbaa yaa ngi ci mu ne ma waaw. waaw boobu moom très sincèrement parler et jusque là on n'arrive pas à nous en remettre parce que très sincèrement parler Khadim Thiam il est le trésorier du conseil communal de la jeunesse de Sam Notaire mu nekk un jeune boo xamante ne bi nii ci dignité am ci honnêteté am ak ci sincérité am loolu nekkoon na déjà loo xamante ne ñun marqué nañu période bi ñuy ànd ak moom. Ngaaka Blindé également aussi tamit ci ay faiblesse moyen am et tout nga xamante ne bi nii c'est les autorités à chaque fois ñoo ko doon jàppale muy def li muy def ñun aussi bi ñu déggee loolu ça nous a vraiment surpris d'autant plus que ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay xale yoo xamante ne bi nii ak ñeneen ñu jàppoon ay jeunes yu nga xamante ne dañu am engagement bëgg seen communauté di liggéey di def benn affaire te vraiment très sincèrement parler ñun gisaguñu ne tey li nga xamante ne bi ni ñoom
waroon nañu ko am nañu ko ba tax na ñuy dem di jël ay affaire de ay faux billets wala benn affaire. chaque mardi damay dem seeti ko dañuy waxtaan man ak moom xam nga dañuy waxtaan lu bëri fii ci loo ne naka fii mu ne maa ngi si jàmm ma ne ko mbaa lépp jàmm mu ne maa ngi sant yàlla baax ma ne ko baax fii méttiwul mu ne ma noo garaawul vraiment maa ngi koy dund xam nga ndaxte ndogal la lu yàlla def la mënul ñàkk fa su am comprendre mais maa ngi koy dund maa ngi sant bu baax ma ne ko mais booy fii du sa kër da nga war a génn xam nga ñëw fii ñun lan la qu'est-ce que la mu ne ma ay data yu sew rek xam nga rek daa ma gën a xam parce que ma ne ko mais man vraiment booy fi nga nekk nii man vraiment man gisuma la fi quoi fi ma la gis mooy fi nga nekkoon ak dara en toi fi nga nekkoon ci ñun ak ni nga meloon ci man su ma toogee 2 jours 3 jours gisuma la day am leneen luy jouer sama bopp loo xam ne mënu ma ko wax quoi mu ne ma grand garaawul jàppal ci verbe lay fëgg def ma nii ne ma grand garaawul mu problème ndogal suñu borom la lu yàlla dogal la mais léppay jeex xam nga boo demee nag waa gars yi la jeex mu ne ma d'ici xamul garaawul 2 jours 3 day génn affaire garaawul xam nga moom chaque jour rek saa su bu gisee xam nga garaawul tey wala suba moom chaque jour pour moom rek suba dafa war a liberté moom chaque jour danaan rek tey moom affaire yi xam nga day nice quoi comprendre ba léegi nii ba mardi bii nii rek bu ma ko gisee rek loolu ma waxaat après day mujj sax day génn ci wax boobu après dama wax waxtaan beneen waxtaan xam nga pour génn waano pour waxtaan yeneen kàddu yoo xam ne xam nga rek pour bëgg ma réew ma ne ko non way dëgg la quoi mais sama gaan nga may rek sama stroon affaire yi mun ma garaawul grand amul problème. bien sûr man dama kaa seeti instant yi ba nga xam ni ba sama permis jeex mujj gi sax gars yi dañuy taxaw ci porte bi dañu may naan yow tout le temps t'es là man li ma gën a marqué ci Ngaaka Blindé mooy lan da nga koy dem seeti yóbbu fa sa nakar mu dindi sa stress ba mu jeex barki Cheikhou Tidiane yàlla rek moo tax may wax nee naa non lii du dara lii nattu la lii nii ça passera lii du dara loolu rek la lay wax. la dernière fois bi dama ko gëmloo ne lii nattu yàlla la xam nga dinañ la bàyyi si kàttanu yàlla parce que nattu yàlla bi mooy dessin bi yàlla moo tuddoon da nga fiy jaar si kaw ñu tuumaal la waaw baatu tuuma nag am na procureur xam na baatu tuuma magistrat xam na baatu tuuma dañ ko tuumaal nañ ko bàyyi si barki Seydina Muhammadu Rasulullaah. mais dugguma ndax mënuma woon a dugg sama xol ma yomb woon may dugg ma retourné sama rakk yi ñëw dugg. waaw man justice dañ koy ñaan rek en tant que justice moom ku ne xam ne liggéeyam lay def mais ñun dañ koy ñaan ndax Ngaaka jeune la xale la demagul fenn parce que mun buñ sañoon sax buñ ko liberté provisoire luñ ko munti may baax na parce que temps bi mu toog perte ay contrat perte ay lu bari perte na ko daal mënoon nañ ko bàyyi mu toog këram te du génn dëkk bi ñu koy surveiller su ko defee moom dina mën a remplir ay contrat jàmbur dina mën a def ay album xam nga di dóor su ko defee dina mën a meññ mais temps bi mu fa toog nii perte na lu bëree bëri wax dëgg fa yàlla. wala ñëpp personne képp kuy doomu aadama pour man yéen a woo sa waay. gisuma ko daal mu duggoon ci lenn loo xam ne vraiment dinaa ko ci yedd damay lancer appel itam ñoom Malal Talla parce que ñoo bokk Géejawaay ak yeneen artistes yi mu fi nekkal yëpp. ndax ñoom ñëpp suñu njaboot lañu. damay souligner benn affaire bu ma metti mooy rappeurs yi ku ci nekk tey buñ la invité télé wala ñuy def benn interview ci Ngaaka Blindé da ngay naan non c'est un confrère boo xamante ni yow boobu ba léegi bi ñu ko jàppee ba léegi gisuma fa benn rappeur bu fa teg tànk dem seeti ko non qu'on se dise la vérité gisuma fa benn rappeur bu fa teg tànk dem ne waaw comme que c'est un confrère xaaral ma dem mu jaral leen ni ñu jël ñu dem ñaani permis dem seeti ko. nañ bàyyi lu ñuy wax fi kenn mënu fee nax kenn yaa ngi dégg un confrère boo xamante ne da nga koy dund man loolu laa gëm gars yi nañ bàyyi li ñuy wax rappeurs yi nag dañoo war a booloo nekk benn man loolu laa gëm parce que gëm naa ni tey bu doon moom barki Cheikhou Tidiane bu doon moom mu nekk tey fii nii mu dégg ni carrément am nañ tey benn rappeur am benn mbokk rappeur am bu ñu jàpp barki Cheikhou Tidiane mooy ñëkk a génn. Macky Sall nga jàppale ñu si parce que yow yaa jiite suñu dëkk Galsen muy Sénégal quoi. ñu ngi ñaan yàlla ñaan njekk te yàlla tax justice ngir yàlla te yàlla tax ñu ngi koy ñaan lépp loo xamante ni mën nañ ko def ci lu baax ñu dimbali ñu libéral ñu suñu booy mu delluwaatee. Au début ils étaient 3 mais quelques mois après l'un d'eux a été libéré. À l'heure actuelle il n'en reste que le rappeur Ngaaka Blindé et son ami Khadim, un étudiant de la FASEC, un espoir aussi de sa famille. man la Pape Samba Sy di copain ci Khadim Thiam et dëkk marché Sam Guédiawaye Sam Notaire. maa ngi présenté man la Soxna Mbow yaayu Khadim Thiam dëkk Guédiawaye marché Sam nekk fi ci kër papay Khadim. nee na lenn képp la leen di wax ci Khadim nee na Khadim na ngeen xam ne ci ay loxoom la juddoo ba noppi moom moo tudd Khadim
ba xaadim demee ba nga xamante ne mat na jàng nee na moom moo ko dalal jàngal ko alquran fii ci biir jumaa ji ba ni mu génnee alquran war a dem jàngi tubaab. waaw Bamba lu ma leen mën a wax si moom bëri na parce que maa ngi moom ñoo foowandoo quoi bañ nekkee booy ba nii ñu mel nii yàgg na torop mu nekk cool koo xam ne mosuñu koo xam ci dara dem liggéeyi topp ay waaram respecté way juróom ak waa koñ bi waaw ñu yàgg ànd ci jàmm fu ne lu ne def nañ ko daal ñoo foowandoo maa ngi moom. Xaadim Thiam mooy xaritu Ngaaka da ko daan liggéeyal noonu lañ xamante waaye Xaadim moom juddoo ba tey jàng rek moo nekk métier jàng rek lañ ko mas def loo Xaadim mosuñu ko jàngul def mos a dem mbaar jàng métier mos a dem fenn ci ñu ay tëgg lañ waaye mos a dem sa mbaaru tëgg su ma saan école tëj ñu war a ñu am vacances mu ne Xaadim papaam nañ jël Xaadim di ko ci mbaaru tëgg san déedéet day yàq njàngam ndax xale bu tàmmee weccet nangooti jàng Xaadim jàng la ma sa xam macha allah njàng mi yàlla ubbiluñ ko ci loo xam ne nag macha allah man xam naa li cat la xal doom ju ma yërëm ju ma fonk ju yërëm papaam leer na xaritam bi toog Xaadim Thiam musta def lu ma naqari musta wax lu ma naqari musta xeex ci mbedd man Xaadim Thiam tam mu xeex mu sama bët bi musta xonq Xaadim Thiam xonqal ko billaahi wallaahi li may wax ba dul dëgg yàlla bu ma yenn tey ji nee na leen képp daal la leen di wax ci Xaadim mooy Xaadim ni mu juddoo ba ni mu màggee ba ni mu toll nii nee na musuñoo ñëw ci moom di ko kalaame ci Xaadim nee na loolu musaam ku nekk nag ñëw na di ko kalaame waxal ak di waaye Xaadim nee na kenn musul ñëw kalaame ak Xaadim. ba mu xëyee suba teel moom xam lu jàng dafa xëy suba teel ni ma fekk ma sama kawlal bi 6 heures du matin ni ma yaay maa ngi jàngi damay teel a dama ko demal ci ñëw ak jàmm ba ñëwee di ko jël si Ngaaka ànd ak police yi ñëw man mii lañ fekk man kese man leen lu xew Ngaaka ne ma fañ doon kiliba lañ ma jàppee man gisuma fu ñu defar ay kayit ba waxaa mi ngi dem jàngi école université lañ ko fekk waaye Xaadim mës sa dox ci lu bon mës sa wax ci lu bon mës sa dox ci caaxaan ca man leer na ma yàlla ni sama bàmmeel laa taxaw lii erreur la ak ñu ko doon fay ba lii fekk leen ci waaye Xaadim Thiam doxul ci lu bon kër papaam ngi ko xool sax xam ne Xaadim Thiam doxul ci lu bon. parce que ba ma ko déggee non gëwuma ko sax parce que xam naa koy Bamba maa ngi moom ñooy ànd yàgg na bañ ne dañ ko téye affaire yooyu gëwuma ko parce que toog naa benn temps bu yàgg nii ma koy doog a mën a toog gisatuma ko nii ma doog a xam ne nii raayat la quoi mais mu nekk lu ñu bett trop waaw parce que Xaadim xam nañ ko bu baax mu kenn mësu koo xam ci affaire yu ñàkk fayda dem liggéey ñëw dimbali ay way juróom loolu lañ ko xamee ndax maa ngi moom suñ jàppante lu ci bëri loolu la daa bëgg yaayam comme man si bëgg suñuy famille nekk ensemble ci koñ bi mosuñu koo xamee leen loo xam lu ñàkk fayda la daal. bëgg ma respecté ma fonk ma place bi ma yor marché rek su ma ne wàccee ni ko Xaadim bu soo amee Dakar jënd bagage dama yaay maa la gën a xam bagage bul dem da ngay sonn jox ma xaalis moo ko joxee bu jàngee noonu lay jaar dem jënd bagage ñëw jox ma ko te su jëndee bagage ñëw mooy dàq sañ ma daan jënd koñ bii mën nañoo seere ji koy Xaadim Thiam mosu ñoo ni Xaadim Thiam moo def nangam bii mu war cee taxaw mu war koo def ci def ko lu bari kersa laa xam ci moom man mii ndeyam saf maa rus musa tàngal sama xol Xaadim musa tàngal xolu papaam loolu yem suñu kër gi loge bi dans loge université dafa jàngi sax maa ko ne Xaadim kër gi dafa wéet na papaam day tukki soo logé man rek maa nekk ci kër gi maa xale day wéet mënu ma yaay bàyyi naa loge bi bu ma sànni dem université day wàcc ñëw toog ci kër gi chaque jour maa ngi fa chaque vendredi maa ngi fa waaw parce que bon su ma ko fa nekkee su ma ko gisee bon dina am lu ma métti parce que chaque jour maa ngi moom ñoo doon nekk matin ba soir tey ma gis ko su ma tëddee sama nekk sangu xalaat ko dafa may métti quoi parce que dinaa ko yërëm naa xam ne kii sama gaañ la lu ko dal nii mënoon na ma dal mais ndogalu yàlla la quoi tamit ndogalu yàlla la bon intention bi ñu ci jublu woon nekkul loolu parce que doon tourné ki lépp photocopie la woon bon intention bi pour man daal mën na leen jégal baal leen quoi ndax ay ticket yu weex la photocopie la tourné clip la woon bon waaw loolu moo nekkoon intention bi pour man. Xaadim Thiam dërëm junni ak téeméer la yemale li mu daan defar photocopie mu daan defar t-shirt yi leer na doomu ndeyam bi yàlla seera na day defaral nit ba pare mu war koo fay mu ko may naa la ko su ma ko masaan Xaadim sa njàng mii mi ngi gën a avancé
la des bariwul waaye sama situation ak sa situation papa dafa am nu mel Xaadim te ngaa wuti liggéey dañ daa ma yaay yàkkamti baaxul lu ci des bareetul te bëgg naa bu may wuti liggéey am liggéey bu baax boo xam du ma am liggéey boo xam daf day nekk liggéey falaay te loolu doom ju la yërëm mooy def loolu mus sa tàngal sama xol mus tàngal xol papaam bi ba mu juddoo ba tey laa mas a gis ñun xam def na heure ci heure bii dañ ko doon fawee rek man daf laa defoon complètement waaye daf may dalal yaay lii lu waroon a am la yaay lii bu amul woon leen lu gën a métti li dina am loolu la may wax yaay santal yàlla lii dafa waroon a am rek ndax dugg ma ci dara lu mu mës a dugg ba police yi ñëwee di ko gis tam damaa dal tiitu ma xam tax tiitu ma damaa xam jikkoy Xaadim Caam bi lëx ba jeexal ko bañ ma ne ane Bamba dama ne Bamba dafa dem école ñuy ma dañ koo soxla man leen lu xew maanaam man leen xam dama defee luñ koy jël see mën ngeen maa jël si lii laa leen tontu ñu ma mee duñ la jël si ndax lii garaawul guñ lay jëlee man leen damaa xam sama jikkoy doom man li ma xamee ci Xaadim Caam man def mukk loo xam ne rek dañ di Xaadim Caam lu tax ma def lii jikko xale bu moytu woon nag bu moytu musta ànd ak ki ma ne Xaadim Caam mi ki muy ànd warta ànd ak moom daa wax naa yaay sama lii may defal tise ji may def infirmerie ma ci amee passe ma demee universitaire doy na ma sëkk man yor rek lay dawal te man leer na ma xam rek la daan dawal lenn képp lay ñaan te lu mu koy ñaan gouvernement bu Sénégal la koy ñaan kilifa bi nga xamante ne ñoo ŋànk li nga xamante ne mooy luwaaw Sénégal nee na moom ak mbooloowu jumaa yeeg jàkka ji nee na ñu ngi ñaan la nga xamante ne moom la ñuy toppee Xaadim nee na kitaabu na ko nag ci yàlla nee na li ñu jàppee Xaadim jikkoom. pour man ñaan njëkk bi dañuy wax monsieur le procureur monsieur le juge ñu dimbali ko jégal leen quoi moom muy Ngaaka ñoom ñaar ñëpp ku ci mën a ñoom ñaar ñëpp mën a nekk dellu seen famille bon Géejawaay ñu ngi leen xaar ci loolu te ñëpp ñu ngi leen di ñaan quoi ñu ñaan autorités yi tamit yu dëkk Géejawaay ak ñëpp. ku ci mën a jàpp ñu jàpp pour ñu dimbali ñu sunu xarit yi sunu doom ndey pour ñu mën leen bàyyi quoi ñu dellu seen loxo. billaahi wallaahi day defar ni ba taw ñëpp ko ak séeréer ñu ko ëpp xaalis fu mag ñi ñëpp dañ xam dafa ba ma ko waree fay ma may naa la ko. kuy tux cigarette si musta ànd ak moom ma koy sant yàlla bu wér xam ne lii bu amul woon leen dina am waaye nag maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ñu téye sama doom ji ak Ngaaka mi yàlla na leen ko yàlla may ñu teggi ko ba Xaadim Caam jàngiwaat njàngam eggale njàngam Ngaaka dem eggalewaat liggéeyam ndax Xaadim mooy sama yaakaar di yaakaar papa mooy sama taaw di taaw papa war lañ yaakaar njàngam mi lu ne nag papaam daj na ko ci njàngam mi macha allah mu sa redoublé sax lu ne papaam daj na ko ci njàng di ko fayal ba tey njàngam mi egsi fii ndog ñëw waaye nag yàlla am na lu ëpp loolu ngi ñaan état bi ci kattanu yàlla ak ñu yore xiitu Xaadim Caam yi ak Ngaaka di ñaan ci kattanu yàlla ñu dimbalu ñu baalal ñu sunu doom yi xam ne jubluwuñ ci woon lu bon jubluwuñ ci woon dara jubluwuñ ci woon pour ay kayit ñu téye sama doom yi maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ci barke Xaadim Rasuul barke yonent bi yàlla nañ ko yàlla maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ñu baal ko teggi tolof bii Xaadim Caam dem continuer waa jàngam ndax mooy sama yaakaar mooy sama taaw mooy sama lépp moom rek laa am papa moom rek la yaakaar keroog ma ko nee Xaadim police mi ngi ñëw fii ci kër gi dañ ma yaay loolu ay kayit rek la Maxi King Baba Maxi Blindé président c'est le Blindé international fans club Ngaaka Blindé ici au Sénégal et partout dans le monde. Yeah, Mbarikala you Gamla from Mbarikala artist ingénieur de son. Caam Fashion aka Raji VIP alias Saoudien man lépp lu jëm ci cadre fashion ci vidéo Ngaaka maa ko yor ci habillement Ngaaka. Morceau surnommé Mbarikala je m'appelle Zahim artiste musicien dans le label de Mbarikala Building. Yacine Ndiaye Ngaaka sama mag la ñoo bokk ndey ak baay Iba Blindé man la yaayu Ngaaka Blindé waaw di doom ju ma déggal doom ju ma yërëm ma bëgg ay rakkam bëgg ay magam te yàlla rek tax di liggéey suba ngoon rek pour ñun waaw fii ñu nekk ni dañuy fay luyaas moo koy fay moo yor suñu dund moo yor jàngom xale yi moo yor daal ñëpp ak ku ci yàlla boole. avant tout dama naa Mbarikala si the boy Nikim aka Mo Blindé di représenté Ngaaka Blindé muy suñu famille nekk suñu frère nekk suñu lépp en même temps ñun dañ koy représenté Géejawaay fépp ñun wax nañ lépp bind nañ lépp estati xam nga
natt du wees. ngaa lu baax rek lañ mën a wax si moom lu rafet parce que Baye Fall avant tout dañoo bokk Serigne Touba lépp doon ay frère tamit yàgg nekk ci hip hop bi ñun Barikalla yëpp mu doon ay 8 MC gars yi nekk ci di job ba tey ji ndogal ñëw waaw moom nag melul noonu ñun xam nañ loolu melul noonu te newul ci yooyu quoi mais juste amaana lu war a ñëw la ci àdduna te àdduna fii nii xama rek mooy loolu. Baba Ndiaye, c'est un ami, c'est un frère, mais aussi c'est un frère de micro, c'est un frère de musique. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur lui, ci li nga xamante ne moom mooy domaine musique. mu nekk nit koo xamante ne c'est un gars responsable boo xamante ni il assume aussi ses responsabilités. Donc ñu nekk di job depuis l'année de 2018 début 2018 lañ commencé job. Donc depuis ba mu commencé job ak moom ba léegi en tant que musicien donc on a fait des choses positives donc c'est un gars boo xamante c'est un vrai musicien. maag moom ñoo ànd ba ñëw sama buntu gaale moo ko doon jox ay donc ci laa génn yam ci police mu taxaw. non policier moo wax ak ñoom ci biir kër gi laa wax ak ñoom mais bi may wax ak ñoom xaw ma ni sama bu ñu ngi koy arrêté pour man moom bi mu seenee policier yi dem na quoi. donc après laa xam bi ma koy oo jotuma ko di woo xës jotuma ko laa xam ni donc dañ ko arrêté dama génn gisuma oto bi mais dama koy oo avant may génn jotuma ko ma insisté jotuma ko ma woo xës jotuma ko ma génn gis oto bi dem donc je me suis dit que ni dañ ko yóbbu peut-être mais pour man histoire de document la léegi instant bu ñu goon ci otoom di ko contrôler donc mais man amoon certitude que xaalis bi ci woon ci oto bi et tout donc bi mu demee ba foofu la sama soxna dem pour def intervention ñu ne ko dañ fi fekk xaalis. damay dama doon def déposition ñu ne ma doo fi def déposition fi dégluñ kenn donc déposition bu ma def le 22 janvier laa ko def c'est-à-dire 1 mois 3 jours bi ñu ko jàppee ba pare ci suba gi laa dem 8h30 police sama fekk mais ci guddi gi comme dama bousculé ak coy bugguma woon dem sama soxna moo dem ànd ak matadi 1 mois 2 jours bi ñu ko jàppee ba pare la ñu soog a am témoin lañ soog a def déposition si juge d'instruction bi mais police kenn def déposition parce que commissaire na mu loolu def kenn. waaw parce que man dañ maa yee téléphone fajar ñu ne ma dañ ko arrêté si affaire phobie ma ne leen noonu loolu mënul nekk parce que man guddi gi yëpp ñoo nekk di dox si ay courses am. d'accord maa ngi moom presque enfant la quoi xam nga ñun ay belele ñun ñëpp mais ñun daa am benn affaire boo xam ne dañoo metti quoi te bu ñu sañoon ndog-ndog moom nag instant yii mënut a ñàkk si jàmm. man dama yeewu rek dugg ci Facebook bi après gis annonce bi parce que je savais que carrément ni Ngaaka mi ngi préparé clip xam nga moo tax ba ma xëyee tamit gis ko ci net bi affaire yi nekk na loo xam ne genre dafa ma bett quoi. nit moom soxla dëkk ak moom ay 2 ans wala 1 an pour xam ko ci ay fan yu néew mën nga xam ban genre nit la donc pour être bref Ngaaka Blindé c'est une personne avec un grand cœur et avec un grand cœur quand je dis un grand cœur dafa nekk loo xamante ne même ku dul man sax koñ bi ñëpp sedd nañ ko Sénégal bi yëpp xam nañ ne moom boo gisee li nga njëkk a gis ci moom mooy sourire bi. Et je pense que c'est très 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 important et primordial pour un être humain qui est toujours souriant. Ngaaka nag dawalul kenn ñun rek lay dawal suba ak ngoon ak takkusaan yi boo ko ci liggéeyam rek la ne dawalul kenn ku dul ñun man nag jour biñ ko njëkkee arrêté jour boobu marqué na ma trop ba marqué waale àddina bi yëpp sax nag waaye man maa ci raw. taluma lekk taluma naan jooy guddi jooy bëccëg parce que man moo yor sama lépp kon bu yoree sama lépp ba pare ñu arrêté ko mel na ne daanaka ginnaaw yàlla kon sama àddina yàqu na waaw. waaw métti na ma trop moom métti na ma trop jooy naa ci def naa ci lu nekk xam nga xuloo naa ci def naa ci lu nekk daal loo ci xalaat rek def naa ko ci. On avait fait une chanson pour rendre hommage à David Louis Diop qui était son fan. Donc on a fait une chanson ensemble, j'ai tenu le refrain, donc c'est une chanson vraiment pathétique, mais aussi qui m'a rappelé beaucoup de choses. C'était vraiment un moment inoubliable avec Ngaaka Blindé, mais aussi avec la chanson. man dama jàpp ni nattu du wees rek mooy doomu aadu bu nekk rek nattu mun na la dal man Matadi jël na téléphone am avant tournage clip bi bu mu desee une semaine woo ma ne ma moo est-ce que yor nga call bi en WhatsApp ma ne ko non ma ne ko réglé ko Ngaaka dafa war a tourner clip te yow da nga war a bokk si clip man si clip bi laa waroon bokk. man en fait jël bi man. dama ci kontaan quoi waaw dama ci kontaan parce que lu mu dee may na Ngaaka temps pour mu gën a liggéey. non boo demee moom boo demee moom mooy loolu da ngay ñëw mu lay kii naas quoi moom waa di la mbalax moom. parce que artiste la rappeur la te rappeur dafa soxla bind te bind faaw nga am temps te Ngaaka am na 5 mois boo xam ne mi am na ko temps tamit bind na ko quoi sant yàlla jë merci quoi. Ouais, l'arrestation m'a bouleversé et même au moment où je vous parle
ça nous affecte toujours parce que mu nekk koo xamante ne alalam boole ko kenn te boo amee soxla moom il est prêt à sacrifier ces choses pour te venir en aide donc moi je me dis que kooku noonu kenn amul fayam daal. yéeme woon na ci man dama ne du moom dama tiit parce que ma toog jékki-jékki gars envoyé ma affaire bi mooy loolu après ma gis ko nii tiit trop mu doon loo xamante ni yéeme na woon quoi mais amaana tamit noonu la fa waroon demee. dal jàmm parce que daa am ñoo xam ne dañoo nekk si ginnaawam mu yoroon leen di leen dundal lu si mel ni ay parents dañ koy ñaan rek ñu jox ñu ko suukar koor loolu la ñuy. may jékki-jékki am soxla woo ko ne ko nangam laa soxla du ma dugalal wari du ma dugalal Orange Money day taal otoom ba ci bunt kër gi ñëw ne ma maa am maa lañ nga soxla ma ne nangam mu ne ma am yow de dawalu ma kenn ku dul yow ndax dama laa bëgg a génn situation yu mel nii waaw. waaw chaque mardi maa ngi dem di ko visite waaw moom boo fa demee moom wax dëgg fa yàlla nit ku dal la moom mooy mujj sax moom di yaa ko war a defal di ko kii moom moo lay defal di la encourager ak yooyu noonu naan la léegi mu jeex genre yooyu daal. j'ai donné aussi les preuves yu wane ni dañ doon def clip témoin la témoin volontaire pour wane ni dañ doon def lii j'ai amené les preuves jox naa ko preuve yuy wane ni que ni ñun lii moo taxoon jóg. waaw mi ngi sant yàlla bu baax. Choqué, surpris et désemparé pour dire vrai parce que nekkul koo xamante ni place am foofu la ba pare mosuñu woon xalaat ni aussi bis dina ñëw ñu koy dégg ci problème yu mel noonu mais étant une personne étant un être humain on fait des erreurs. La première fois que je l'ai vu bon. Ça m'a fait rien donc dama gis ni nit la et puis kaso joomul kenn ça veut pas dire que ku fa nekk da boo ñëwee nga war a xoolee benn bët boo xamante ni c'est anormal ou bien ñu lay criminaliser erreur la def nekk na fa il est zen il est sain il a un esprit sain il est tranquille il est docile dans sa cellule on a partagé ensemble on a discuté donc voilà quoi. dafa nekk ci procédure normale nii lay demee d'habitude procédure normale mandat de dépôt la mu nekk juge d'instruction la def enquête pare après 4 mois donc muy xaar. procès amul date moo waraloon concept ñaan njekk bi ñu doon def semaine passée ñaan njekk yi nag kuy ñaan njekk c'est parce que am na fautif bi mooy le fait de photocopie des billets de banque sans autorisation loi da koy tere donc loolu moo waraloon ñu concept ñaan njekk bi te ci concept boobu la ñuy continuer di nekk ba léegi ba keroog muy am procès quoi. waaw ndax man dama xëy la matin bi di dem marché sama rakku yaay bi woo ma ne ma foo nekk. ma ne ko maa ngi nii ci yoon bi di génn di dem marché mu ne ma lan moo dal xale yi ma ne ko yan xale mu ne ma ngaaka ak xës ma ne ko yaa ma ko wax de xaw ma loolu mu ne ma foo ne ma ne ko maa ngi nii ci yoonu marché bi di ñëw mu ne ma ñëwal marché fekk ma sama place damaa li woon jour boobu mais damaa tàng dafa ma fekkoon ma sol benn jegatu cuir ak tey baas vax mais damaa mujj jël jeget bi egsi wu ma sax ci kër gi ma sànni ko ci ligne bi ci mbedd mi foofu daw dem ci sama rakku yaay boobu. ko lana ci noonu ci laa dajanteeg ñoom lëz ñu ne ma maman Latif la ñuy seet ndax Latif dafa ñëwoon gàlle ngaaka jël fa benn écouteur ma ne ko waxu leen dëgg lan moo xew man yëg naa li xew ndax yaa njee woo na ma wax na ma waaye leeralu ma lan moo xew mu ne ma non ngaaka la ñu jàpp ci benn faux billet rek ma daanu ci suuf ndax man xamewu ma ko faux billet ba mu ñu war koo mën a jàpp ci faux billet doxul sax bay waxee lool. ndax situation bu nekk moom daf ñu ciy génne bu leen dugg ci yenn détails yi bu leen dugg ci ay natt bu leen dugg ci histoire yu jàmbur toujours bu jot daf ñuy conseiller lu mel noonu kon suñ nee ñu dañ ko jàpp ci faux billet daf may bett ndax mu xamewu ma ko lool te yëgewu ma ko lool. man mii ndeyam liggéey rek laa xam papaam dafa néew doole fii ñu ne mooy fay luyaas bi man damay jaay këriñ ca buntu marché Sam àddina bi yëpp xam nañ ne man damay jaay këriñ dégg nga kon tey bu fekkoon ci affaire faux billet lay dund. defe naa du nekk ci situation yi ñu nekk waaw nekk situation yi nekk te àddina wërngal képp koo wax rek xam nañ ne yaay ngaaka day jaay këriñ ci buntu kër sœur bi. bu ma demee seet ko ci prison bi ba mardi passé bi sama xol bi dafa jeex tàkk ndax bëgguma lu dul sama doom del ci samay loxo may ñaan yàlla loolu. dama taxawee ba gis xale yu góor yi ñëpp ku nekk daw si ñëw di ma nuyu ku ne fa fees dell ku ne ñëw di ma nuyu ku ne ma damaa mujj rek taf sama musóor rek taf samay bët di jooy ñëpp dam looy jooy man sama xol moo sori ci sama doom ak nit ñi ñëpp bàyyi seen liggéey ñëw di ko seet si foofu fees dell daanaka boo xoolee rek daanaka moo fa ëpp visite nit ñi di ko xool di ko seet si ci loolu ku ne bàyyi sa liggéey nag ci loolu
ma xam ne man mii ndey man su fekkoon man lii mu am moo ma arrivé man li ma am moom li mu am man duma ko am ndax nit ñu bari ña nekk foofu rek di ko sees loolu la xool mardi passé ma jooy may ñaan yàlla rek ñu dimbali ma baal ko mu dellu ci samay loxo delluwaat ci liggéeyam dimbali rakkam yi ak ku ci yàlla boole. ah xañ na lii yàllaa ko dogal mais moom kenn xamee ko ci ay affaire faux billets wax dëgg yàlla moom bu ñëwee fii may yedd ama Yacine bul bokk ci ay ndat bul dugg ci ay histoire jàmbur bul def dara lu bon loo soxla woo ma nga wax ma ko su ma ko mënee dinaa ko faj su ma ko mënul na nga muy li ma am jëkkër moom xaaral sama jëkkër si dara su ma ko woon tey ji ne ko nga ak sama daal dagg na ma ñëwal gaale wala maa ngi fay ñëw jox ma su ko neexoon mu ne am naa jëkkër na ma sama jëkkër di defal wala sama doom tamit noonu lu mu soxla keroog fi mu ne dama koy defal anniversaire dama koo woo ne ko nga ak la maa bëgg a defal Malick anniversaire mu ne ma waaye booy yàlla baax na yenn saa yi day ñëw fekk ma ba si biir waañ bi bokkal ma dara sama yaay sa du ko yëg wala mu woo ma su ma ñëwee fekk ma si waañ wala ma xaw a changé kanam mu ne ma booy lan la xanaa tey dangaa banque marié daal di noppi mu làmb poosam ñëw jox ma dara tey nii mën na la fekk yow nga toog man ma toog mu jox ma te man mënu ma xam yow ñaata la jox yow tamit doo xam man ñaata la ma jox fu ma fekk mi ngi may yedd booy yaa ngi julli deel julli di ma ñaanal deel julli booy baaroo dugg ci yenn bagage yi di may yedd waaye xam naa bu ko xolam fayee fee mu nekk du fa mës a sonn dem naa seeti ko moom boo demee seeti ko sax day nekk foofu di la defal naan la booy lii du dara xam na xañ na destin la rek yàlla moo ko bind lii mu dara fii bon dina fi dugal nit ku baax tamit na fi dugal nit te day tax nga xam lu bari lii du dara moom boo yeggee bala du la may sax foo waxee da lay defal naan la léegi mu jeex léegi ma ñibbisi dee leen julli rek di ñaan mais bu leen bokk ci ay natt bu leen leb kenn moom foo ko fekk rek loolu lay dëkkal suñ nopp yi loo soxla nga ñëw wax ma ko su ma ko amee jox la su ma ko amul tamit nga muñ loolu rek lay dëkkal sama nopp chaque jour wax dëgg yàlla moom sama xarit la te ci moom laa féete su ko neexoon lu ma ko laaj wala dara mu ne sa jëkkër naa la ko jox wala dara mais li ma am jëkkër sa seetlu naa dafay gën a mën di ma defal que ba ma amagulee jëkkër bi ma amee jëkkër ni lu ma ko laaj su ma ñëwee ne ko damaa bëgg a létt wala dara mu ne ma ñaata paquetu mees mooy dox yenn saa yi dama koy nax naan ko mees paquet 5000 lay jar mu ñëw jox ma létt waaye dafa ko fekk danaa ma bul ñaan kenn bul àbb kenn loolu léeg lay dëkkal sama nopp chaque fois man kay chaque jour maa ngi ñaan justice sénégalais ñu libéré ko bàyyi ko xam ne erreur la te moom xam naa ne tamit xam na ni erreur na moom foo ko fekk lu muy def rek mi ngi ci lijjanti ay këyitam ba pare door koo def ay xañ na yàlla moo tudd lii rek erreur la waaye na ci gën a xam boppam. Une population qui demande clémence sur ce dossier Ngaaka Blindé. Ngaaka, une personne qui fait vivre beaucoup de familles. Une telle personne, est-ce on doit l'emprisonner? Voilà la question qui se pose. Et que doit faire la justice face à cette situation? Laisser Ngaaka libre, continuer ses activités et faire vivre ses familles. À quoi qu'on puisse dire, Ngaaka est un espoir de la banlieue. Une personne qui, derrière lui, beaucoup de personnes s'activent autour de ses activités. C'est une faute, certes. On peut l'appeler ainsi. Mais si on devait croire à ses amis que c'était pour son propre business, c'est-à-dire une réalisation de vidéoclips, ce dossier ne mérite pas d'être traité avec plus de sérieux pour qu'enfin Ngaaka nous revienne le plus rapidement possible. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le procureur, vous qui prononcez au nom de la justice, nous vous demandons lillahi wa rasoul la libération de Ngaaka. may ñaan yàlla rek ñu dimbali ma baal ko mu dellu ci samay loxo delluwaat ci liggéeyam dimbali rakkam yi ak ku ci yàlla boole. maa ngi ñaan justice sénégalais ñu libéré ko bàyyi ko xam ne erreur la. maa ngi ñaan état bi ci kattanu yàlla ak ñu yore kayitu xaalisam yi ak Ngaaka di ñaan ci kattanu yàlla ñu dimbalu ñu baal ñu sunu doom yi xam ne jubluwuñ ci woon lu bon.